mbokki internet Mak TV Sénégal nuyu nañ leen amaat mbégte àndaat ak yéen comme ni koy amalee bés bu jot rek ñu fas yéene dëgtal xibaar yi tey nag li si gën a fës dañ koy daal di tàmbale rek ak ndaje bi nga xamante ni kii di Serigne Bassirou Porokhane daje na ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Front de Résistance Nationale ni ki démb gannaaw rek ba nga xamante ni kii di Serigne Bassirou Porokhane Serigne Mountakha Mbacké yebaloon na ko pour rek mu daal di ñëw amal ak waxtaan ñi nga xamante ni ñoo di benn parti ci opposition bu politique gu Sénégal di ki démb nag foofee ñu daat fay amal ab waxtaan bu am solo bokk na ci nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Front Résistance daal di rek lim lu tollook 10 points rek ñoo nga xamante ñoom bëgg nañ kii di sëriñ bi daat koy yeggale ki nga xamante ni moo di sëriñ Mountakha mu wax ci pour rek gouvernement Macky Sall bi daat koy doxalee bokk na ci li nga xamante ne rek moo di organiser ay élections yu transparentes maanaam ay élections yu jaar yoon te sax li koy jiitu mooy rek supprimer li nga xamante ni daal moo di parrainage bi nga xamante ni kii di président Macky Sall daal na koy amal ci élection yi rek ñu daal di génn bokk na ci tamit li nga xamante ni moo di delloo kii di Karim Wade ak ki nga xamante ni moo di Khalifa Sall seen i ak seen i yelleef bokkaat na ci beneen li nga xamante ni doon nañ ko kaas mu di détenus yi nga xamante ni daal ñoom dañoo jàpp ni ay détenus politique lañ ñu daal leen bàyyi ñu daal di ñibbi seen kër te tamit di sàkku rek ci gouvernement mu daal di ubbi ab l'enquête pour rek ñu xam ñan ñoo doon tirer ci ñi nga xamante ni rek ñoo doon manifester ginnaaw rek ay bés yi ñu génne rek fii ci Sénégal ñoom it ñuy sàkku ci président bi rek mu daal di def ab sortie daal di déclarer carrément rek ni ñoom du daal di bokk ci li nga xamante ni moo di élection yi ñu dëgmal en 2024 waaye nag gannaaw ba nga xamante ni ñoom wax tañ ba noppi kii di sëriñ bi moom daal dinay jël kàddu daal leen xamal ni rek nañu daal di delloo li nga xamante ni moo di armée ñu daal di teg rek seeni ay ngànnaay pour rek ñu daal di doxal ab jàmm fi nga xamante ni mooy ci Sénégal ba tax na daal ki nga xamante ni moo di Serigne Bassirou Porokhane daal dinay xam ne rek ñi nga xamante ni ñoo di gouvernement bi li nga xamante ni moo di gouvernement daal ay xeex ak ay xaañ du tax rek nga daal di fay egg ñi nga xamante ni ñoo koy voté wala sax ñoo la fay yóbbu ñoo di population bi nga xamante daal ñoom ñooy génn rek daal lay dem élire foofee nga xamante ni mooy ca bërëbu voté kaay yi ba tax na daal moom moomee sax mu leen xamal ni rek pouvoir daal kenn du si daal di egg rek ak ay xeex wala sax ak ay sànnante ak yi xeer waaye nag foofee nag niki démb moom daal nay xam ne rek dina daal di sàkku rek si gouvernement bi rek mu daal di amal ay élections yu libre ak transparente moom ba tey rek foofee nga xamante ni foofu la day doon daje ak ñii di waa FRN moom daal nay génne enveloppe bi nga xamante ni tolloon na si 50 millions daal koy dëggal jox ko si ñi nga xamante teg ko si loxo yi ñoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa FRN pour rek ñu daal koy teg si loxo ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seeni doom wala sax ñu am yi ay gaañu si ay affrontement yi nga xamante ne rek moom lañu génn ay bés yi te Ousmane Sonko ak Adji Sarr waraloon ko. ci politique la ñuy des ba tey wax ci li nga xamante ni rek moo di élection locale yi nga xamante ni gouvernement bi nag daanaka jàpp na at bi nga xamante ni moom lañ ko war a amee mu di atub 2022 ki xam fi ñu jëlee xibaar boobee nag mooy suñu confrères yi nga xamante ni ñoom ñooy waa Dakar Time ñoom ñooñu nga xamante ni seen parution maanaam seen journalu tay bi sax lañ ko daal di bind ñoom ñooñu nag ñu ne lii di gouvernement bi lii di décision boobee nag daal nañ koy jël ndiki démb gannaaw rek ba nga xamante ni commission politique bi daal doon na amal ab dialogue gannaaw ndiki démb rek ci suba si ci présence sax membre opposition yu bëri yoo xamante ni teewoon nañ foofe ba tey rek ñoom ñi nga xam ne rek ndiki démb rek ki nga xamante ni moo di président de la république Macky Sall daal nay daje ak ñi nga xamante ni ñoo di ñenn ci membre Benno Bokk Yaakaar. bu ñu jógee ci loolu nag dañuy addu daal di wax ci leneen wax ci maire bi nga xamante ni ñi di liggéey fële ca RTS daal nañ koy maire daal koy jëmale ci ki nga xamante ni moom mooy seen DG maanaam ki nga xamante ni moom mooy jiite télé boobee di Racine Talla ñoom nag li ñuy tax ñu maire ba futt mooy que li nga xamante ni daal moo di ay accords yi nga xamante ni waxtaanee woon nañ ko foofee nga xamante ni mooy ca barab ba pour rek ñu daal koy amal. ñoom ñooñu nag daal di xam ne maanaam syndicalistes yi nekk foofee nag daal di xam ne rek ki nga xamante ni moo di Racine Talla dafa rek war a appliquer li nga xamante ni moo di accord yi nga xamante ni signé woon nañ ko ak seen i ay cadre ba tax na daal loolee sax si sàqute wala si bëgg-bëgg kii di président de la république Macky Sall lañ ko waxtaanee woon ba tax na daal ñoom ñooñee ñu ngi daal sàqu ci ki nga xamante ni moo di Racine Talla mu daal di amal wala sax appliquer accord yooyu nga xamante ni signé woon nañ ko depuis boobu ba maanaam depuis 1 an boobu ba tey rek ñu toog di xaar pour rek xool naka la ñuy daal di doxale ak réew waaye depuis boobu ba tey amul lenn loo xamante ni daal nañ ko si nemmeeku ba tax na daal ñoom démb rek daal nañuy génn daal di amal ab ñaxtu bu bëri bu rëy sax boo xamante ñoom ñëpp daanaka sax jël nañ kàddu wax rek lu leen métti.
ba tey ci xibaar yi ñu wax ci leneen wax ci ki nga xamante ni moo di Mbaye Diouf nag nekk benn étudiant boo xamante ni mu ngi am ci lu tollook 27 ans moom nag nekk gannaaw ba nga xamante ni rek 3 mois rek ba la amee woon bagam moomee nag amoon ay problème yoo si nopp bi ba taxoon sax ab dégg-dégg maanaam xawoon a wàññeeku lool ba tax na sax moomee muy daal di sàkku rek ci ñi nga xamante ni ñoo di sénégalais yi ñu daal di koy dimbali pour rek mu daal di faj bopp noppam boobee nga xamante ni depuis ba mu amee bac ba tey la ko daal di daaneel moomee nag nga xamante ni moo di Mbaye Diouf sax daal di xam ne ni moom daan nay trouver benn hôpital bu nga xamante ni ñoom wax nañ ko mën nañu faj li nga xamante ni moo di noppam boobee nga xamante ni daanaka dégg-dégg bi dameetul noonu waaye nag li problème bi mooy que ni moom facture bi nga xamante ni moom lañ ko daal di laaj dafa daal di cher ba tax na nag moom muy wax ni rek 20 millions de francs CFA lañ ko daal di laaj pour rek mu daal di fàcce li nga xamante ni moo di dégg-déggam yooyu nga xamante ni daanaka ba mu amee bac ba tey daanaka déggatul moom Mbaye Diouf nag di sàkku rek si ñi nga xamante ni ñoo di bonne volonté yi waaye nag ak autorités yi nga xamante ni ñoo nekk fii si Sénégal pour ñu dimbali ko ndax kat moom li mu daal di xam ne mooy bëgg-bëggam yépp mooy mu delluwaat wala di déggaat li nga xamante ni mooy dégg-dégg bi nga xamante ni moom moo la doon am mu daat koy amalaat ba tax na daal moom muy sàkku rek si gouvernement bi wala ak autorités yi nga xamante ni ñoo nekk fii ba si bonne volonté yi pour rek ñu daal koy dimbali mu mën a faj noppam boobee. leneen lu ñuy waxtaanee ci xibaar yi mu di affaire Ndeye Fatou Ndiaye maanaam Fatou Kiné Ndiaye sax moom nga xamante ni moo di sénégalais bi ñu jàppee woon fële ca Maroc gannaaw rek bañ koy toppee sax trafic ak détention de drogue Ndeye Fatou wala sax Fatou Kiné Ndiaye nag ne moomee gannaaw boo xamante ni mu ngi doon ñëw fii nga xamante ni mooy ci Sénégal doon rek jël ay bagages yoo xamante ni moom la doon àndaale fii ci la ko ab doomu Sénégal bu mel ni moom rek daal koy jox li nga xamante ni rek moo di ab drogue bu takkoo boo xamante ni mu ngi ko dugaloon ci ay dàll gannaaw rek ba mu demee ci aéroport ba nag foofee lañ ko daal di jàppee Ndeye Fatou Kiné Ndiaye moomee nag am si lu tollook 22 ans moom nag gouvernement wala sax procureur doon sax pour rek ñu daan ko lu tollook 2 atum kaso moom nag gannaaw gi nag sénégalais yu bëri doon daa amal ab soutien pour rek daal koy dimbali gannaaw innocente bi nga xamante ni daan na koy naf ci coow loolee moom nag ki ko joxoon yamba boobee nag wala sax drogue boobee jàpp nañ ko ndikki tey si suba wala sax démb xibaar boobee ndikki tey si suba nag lañ ko daal di am moomee nag nga xamante ni mooy Massoukha Mbeng moom nag daal nañ koy jàpp foofee nga xamante ni mooy ca Maroc gannaaw rek ba nga xamante ni ñi nga xamante ni ñooy consulat yi nekk foofee ca consulat au Sénégal bu nekk foofee ca Maroc ak police marocaine boobee amal nañ ab liggéey bu am solo ak ay enquête noonu nag lañ ko toppee ba daal koy jàppee fële nga xamante ni sax mooy ca Agadir foofee nag ñu ñuy xamal ne ni kii di Massoukha Mbeng nag da doon génn pour jéem a daw génn territoire Maroc bi avant rek ñu koy daal di jàpp information boobee nag nekk lu neex sax lu nga xamante ni na neex lool ci sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi toppoon ci ginnaaw ki nga xamante ni moo di Fatou Kiné Ndiaye pour rek di ko soutenir. ñu desandi ba tey rek ci xibaar yi daal di wax ci li nga xamante ni moo di enquête bi nga xamante ni rek daal nañ koy amal ci atub 2020 jàpp 2021 ca enquête boobee sax mu ngi doon dox rek gannaaw ba nga xamante ni mbas mi dugg si na si Sénégal ñoom nag ñu ñuy daal di enquête bi daal di xam ne rek lu tollook 16000 travailleurs yoo xamante ni ay employés woon lañ jamono ji ñu ngi ñu envoyé en chômage technique li ko waral nag moom mooy mbas bi nga xamante ni ak mesure de prévention yi nga xamante ni rek gouvernement bi jëloon na ko pour rek daal di limiter li nga xamante ni moo di propagation coronavirus bi fii si Sénégal loolee nag ki ko daal di xamal moo di ministre du travail moom nga xamante ni moo di Samba Sy sax daal di xam ne rek lu tolloog tamit 1236 employés maanaam ñu ay liggéeykat ñoom it dàq nañ leen foofee nga xamante ni mooy seen liggéey seen barabu liggéeykaay ba tax na jamono ji ñoom ñu ngi en chômage loolee nag nekk loo xamante ni mbas mii di coronavirus moo ko waraloon fii ci mim réew loolee nag nekk loo xamante ni daal dina nekk lu impacté lool ci famille yi nga xamante ni ñoom ñooñee fa la ñu dëkkoon ndax kat ku ne xam na ni fii ci Sénégal daanaka mesure partie yi nga xamante ni ay employés ñoom ñooñee ay soutien de famille la ñu nga xamante ni ñoom bu ñu liggéeyul seen i waa kër dañuy daal di sonn lool ba tax na nag loolee daal ay enquête la yoo xamante ni daal def nañ ko ci atub 2020 jàpp 2021 te mbas mi waraloon ko lañu loolee la daal di xam ne te ki ko xam ne sax di si fàtteel rek moo di ki nga xamante ni moo di Samba Sy nekk ministre du travail. ci mbas moomee la ñuy des ba tey wax ak tolluwaayam fii si Sénégal gannaaw nag 1906 tests yoo xamante ni daal nañ koy amal 178 ñoom ñoo am doomu jàngoro bi ca noonee nag 71 yi ñoo nekk ay cas contact suivi 107 yi nekk ay cas issus de la transmission communautaire waaye lu tolloog 329 patients maanaam ay malades ñoom faj nañ leen ba ñu wér
ba war a génn ci hôpital yi lu tolloo nag 31 cas grave jamono ji ñu ngi ci lalu sauvetage bésu démb nag wàññi nañ si lu tolloog ñetti doomu aadama yi daal di ñàkk seen bakkan gannaaw ba mbas mi dugg see Sénégal ba tey nag wàññi nañ si lu tolloog 38 134 cas positifs ca noonu nag faj nañ si lu tolloog 35 508 yoo am na nag lu tolloog 1023 personnes yoo xamante ñoom daal nañuy ñàkk seen bakkan jamono ji nag lu tolloog 1602 ñu ngi ciy faj ci lalu hôpital yi wala sax ñu daal leen téye ci seen biir kër. bu ñuy jugee ci loolu nag dañuy wax ci lu doy waar lu nga xamante ni moo xewee fële ca Caajaay mu nekk ab élève bu jigéen bu tudd sax Ami Faye nag amoon ci lu tolloog 18 ans moom nag benn xale bu jigéen la boo xamante ni nag ab lycéen la moom moomee nag dañ ko daal di fekk rek mu daal di pendre boppam ci benn garab loolee nag muy xewee ca village bi ñuy naan Yóbbo nekk foofee nga xamante ni mooy ca commune bu Sessène nekk ca département bu Mbour loolee nag nekk doy waar nga xamante ni ñii di waa Yóbbo ñoom loolu nag daal na dal seen kaw gannaaw ba nga xamante ni xale boobee nga xamante ni moo di Ami Faye am rek ci tolloog 18 ans daat nay pendre boppam ci ab garab gannaaw gi nag la ñu gendarmerie moom daal di ñëw daal di koy ubbi ab l'enquête laata rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa sapeur pompier daal di koy jël daal di koy yóbbu jamono ji ñu wax ak yéen nag am na ay sources yoo xamante ni ñu ngi xam ne ni kat xale boobee dafa xawoon am ab maanaam wér-gu-yaram ci wàllum mental dameewul woon noonu ba tax na daal ñu bëri dañoo njortees ni rek loolee moo ko sonal ba tax mu daal di dem rek daal di pendre boppam waaye lu si am ba am daal moo di police daal di nay ubbi ab l'enquête pour xam carrément loolee naka la demee. xibaar yi nag dañ koy daal di jeexalee rek ak xibaaru bitim réew ak élection présidentielle yi nga xamante ni ñoo ko doon amalee foofee ca Congo gannaaw nag résultat yi ba mu génnee kii di Denis Sassou Nguesso moom nag daal nay gañewaat élection yi sans surprise sax ndax kat moom gannaaw boo xamante ni opposant boobee daal nay génn àdduna moom nag ndiki gannaaw résultat yi nag moom gañe nañ si tolloog 88,57% des suffrages moom nag boobee war a nekk 4e fois boo xamante ni kii war nañ ko toog ci pouvoir bi moom nga xamante ni moo di Denis Sassou Nguesso loolee nag nekk loo xamante ni moo di 4e fois boo xamante ni dina ko toog si nguuru Congo ba tax na daal moom nga xamante ni am na lu tolloog 77 ans ba pare nag def 36 ans yoo nga xamante ni yëpp moo ngi ko def ci gouvernement bu Congo loolee nag mooy ndax képp xibaar tey leen jox dig daje ëllëg ak yeneen i xibaar seen chaîne YouTube te leen waxtu bu leen fàtte di abonné ak di bës sa cloche de notification bi pour ngeen di mën a am suñuy vidéo au temps réel